bali nag jotaay bi léegi comme d'habitude dama ànd ak Koumba Ba bu rédaction bu King FM booboog léegi nag dama ko ciy toftalal ajaratu dama bëgg déwén xale yu jigéen yi ci rédaction bi dem màkk alaaji Pape Cheikh a leen ko dig donc dinañ leen yóbbu màkk moo tax ajaratu bi dama koy teel a tàmbali balaa ñu cee yegg Serigne Saliou Seck borom safar moom it mi ngi ci studio bi moo ñu tënkal xibaar yi léegi bi ñu noppee mu dellu soit ànd ak ñun waaye dañuy commencé jotaay bi déjà bu ma leen nuyoo ba noppi ci information boo xam ne mën naa ko woowee ay rumeurs yu ñu doon dégg démb ne que dañuy toxal li nga xam ne moo di inauguration wu Masalikul Jinaan Mbàkke yu fay nag mi nga xam ne fës na lool ci liggéeyu Serigne Touba boobu andi na ci ay leeral ak ay tontu yoo xam ne di ngeen ko dégg léegi ci biir jotaay bi balaa ñoo ñëw ci actualité commenté Koumba Ba nuyu naa la. Kals nuyu naa képp auditeur naka noonu internet yi. di nuyu ñu ma seqal plateau bi di Saprera ak it Serigne Saliou Seck. Seck ñu ngi lay nuyu. waaw wala ñu ngi lay nuyooti. waaw ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax Kals di nuyuwaat Dissa. di ko dalalaat ci plateau bi. di nuyu bu baax tey da ngeen a dalal Dissa. waaw mi ngi noonu tey dañ koy dalal waaw. tey da ngeen ko dalal mi ngi noonu di nuyuwaat bu baax Koumba Ba. ayca comme ni ma ko waxee léegi démb ci ngoon commencé woon nañoo dégg benn rumeur loolu nag yàgg na ak Sénégal di dégg ay xibaar yoo xam ne xëy na day baax ñu vérifier ko muy li ñu naan dañu war a ubbi jumaa ji ñi ne woon non finalement duñ ko def àjjuma alxamis lañ koy def defe naa ci ngoon gi lañ commencé jot xibaar boobu waaye Mbàkke yu fay andi na ci ay leeral. Mbàkke yu fay andi na ci ay leeral Sénégal nag moo baaxoo événement bu jot. muy événement religieux wala mu nekk beneen affaire faaw dina am ñu ci jaare ngir joxe ci information yoo xam te tamit lépp li ko gaaw yaatal mooy réseaux sociaux yi. dañuy gis benn affaire rek duñ gëstu ba xam. wér na wala wér ñu commencé koo tasaare ndax dàq nañ affaire bi mujj nañ ko andi alxames ndax affaire sécurité ak affaire mbooloo mu bëri tàmbali woon naa law ci biir réseaux sociaux yi mais li ci ëpp solo rek moo di ki nga xam si moo yoree liggéeyu pour Masalikul Jinaan boobaak léegi bañ ko taxawalee ba ak léegi muy Mbàkke yu fay yaakaar naa tëj na wax ji waaw di sa xibaar boobu dañ ñu ngi ko jot démb ci ngoon gi waaye dafa mel ni teel nañoo réagir ñi nga xam ne ñoo yore liggéey bi waaw gis nga ci wàllu information ak wàllu communication dañ koy jàng sax ci école rumeur généralement daf ciy ànd mais li ci am solo mooy rumeur dès que mu jóg rek ñu comme ni ñu koy waxee il faut l'étouffer dans l'œuf c'est-à-dire que da nga koy fat doo ko bàyyi mu dem parce que dégg naa tubaab de waaw mbir mu mel nii mbir mi nga xam waaw mbir mu mel nii du ay caaxaan jumaa ju mel ni Masalik Jinaan ñu koy inaugurer warul am lu ñuy wax fake news warul am dara lu nuroog fake news te jàpp naa ne sax ñi nga xam ne ci yooyu la ñuy yëngu parce que am na ñoo xam ci yooyu la ñuy yëngu ci la ñuy dox bi yoon moom du dox bi jàll waaw ndax nag Kals waaw borom bés bi moom muy ñu nag mooy sàmmal ba bés bi boppam waaw ay mbiram kenn du ko fooy non dama ne ay mbiram moo koy sàmmal boppam kenn mënu ci dara mën nañoo wax jëm kaw jëm suuf waaye mbiri Serigne Touba moom Serigne Touba ci boppam moo ko téyel boppam li xale yi naan du ay caaxaan non weesu na sax ay caaxaan weesu na loolu sax waaw. donc du coup c'est très bien sax ni nga def ni tey ñu qu'on remette les pendules à l'heure te ñu wax nit ñi li am information bi leer na Sëñ Saliou ajjuma la mbir mi ajuma la ñuy ubbi jumaa yi te tamit li wóor sax te kenn mësu koo dégg fenn mooy kenn daa mësul dégg jumaa bu ñuy ubbi bés bu dul ajuma loolu de la Mbàkke yu fay wax kon leeral jub na ci Koumba dama bëggoon ñu dem déglu ji élément wu Mbàkke yu fay bi ba noppi ñu dellu si studio bi leeral yi nga xam ne andi na ko ci di ci gërëm suñu ay naataango yu rajo Futur Média ñooñu ci jàppale ñu déglu ko te dellu si waat mais nag Kals balaa nga koy déglu. waaw ci wàllu communication. di ça m'a un peu marché sur la langue. mais ci communication événement bu mag boo gis. en général day am ay rumeurs yu am derrière. loolu day wane rek intérêt bi nit ñi porté. ci événement boobu. le fait que rumeur bi mu jógee rek ñu partagé ko gaaw ci réseaux sociaux yi. ça veut dire que les gens ils suivent de près. li nga xamante ni moom la ñuy waaj a def ci Masalikul Jinaan. bien que nag waruñu wax ay information yoo xam ne amuñu ci lu leen leer. parce que toxal li nga xam ne mooy inauguration Masalikul Jinaan yaakaar naa loolu ku koy wax da nga bëgg ay wax rek. mais ça montre toujours intérêt bi nit ñi di porté ci événement bi. maanaam yitteel na leen grand événement boo gis en général day am rumeur yu ci daal di topp day wane intérêt bi nga xam ne nit ñi porté nañ ko ci événement bi kon ñu dem déglu ji Mbàkke yu fay ci élément bi et puis ñu dellu soit pour la suite loolu wérul ndaxte xam nga kenn mësul a gis ñu inauguré juma di ko inauguré alxamis juma ji at juma lay ubbi le 27 septembre ci lay ubbi ci la ñuy julli juma fii ak suba nag dañuy tëj juma ji dañuy tëj salle bi ñuy jullee ndaxte xam nga ni ñoo ngi toll ci fomp ak raxas bu ñu fompee ba raxas it conteneur yi nga xam ne ñoo defoon tapis
yi egsi na te dañ ko war a lal te xam nga ne duñu lal ba pare nit ñi jaabante di siyaare te julli gi ñëwagul kon ñoo ngi njaal mbokk jullit yëpp di ñaan mbokku taalibe yëpp ñu xam ni rek li ñuy def ñoom lañ koy defaral ci fekk ñu may ñu ba ñu mën a lal ba sëriñ bi ñëw ci ajjuma ji ànd ak ñi muy àndal ba ñu julli ba pare bu ñu jullee ba pare ci ajjuma ji dañuy ubbi jumaa ji bu ko defee bu ci ajjuma jaa bu ajjuma ji passé ku bëgg a visiter ku bëgg a siyaare di nga ñëw. ndamal julit yaa ngi sagub murit yaa ngi ubbi tekk juma Masalikul Jinaan ji nu jàpp ci aljuma bi nu dëgmal première radio digitale du Sénégal King FM di ci ànd ak yéen ci jotaay bi ñu leen di digtal bés bu yàlla sàkk ñu duppee ko 9-11 Kals ak rédaction bu King FM di ci ànd ak yéen ci liggéey bu yaatu ay reportage ay portrait jëmale ko ci njabootu Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul ba ci julli geek waxtaan woonu fay amee lépp nag sunu ndaw yu nu yabal foofee ca Masalikul Jinaan nara ànd ak imam yu nekk ci groupe Futur Média ngir jottali leen ko ci jotaay bi nu duppee 9-11 diggante 9h lay doon jàpp 11h ba ci jullik àjjuma gi dara du leen raw ci ubbi tekk juma Masalikul Jinaan ci la première radio digitale du Sénégal King FM 99.4 ak ci 3w.kingfm.sn bu yàlla mas di yoon ni proposé woon na la yow rek yaa accordé signé tamponné caché waaw yow rek accordé de signé tamponné wax ja jeex jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba ayca ñu dellu soit jotaay bi li ñu doon leeral nag mooy inauguration bi nga xam ne finalement wala sax lañ ko jàppoon fa lañ ko bàyyi Kumba Ba mu war a nekk ajuma ji rajo King FM nag dina ci am taxawaay bu am solo boobu léegi maa ngi koy wax war a nekk ajuma bi bu soobee yàlla bu ñu xëyee rek ci suba si bu ñu xëyee ci suba si ni nga ko waxee Kals fii ba boobu te buñ ci jógee yi dañuy gunge ñi nga xam ne ñooy auditeurs ak internautes yi ànd ak ñoom ba ci 18 safar bi nga xam ne yaakaar naa sa international kon liggéey bu am solo ñu ngi ko ciy waaj ni nga ko waxee tàmbali nañ ko déjà présenté dañ koy wéyal incha allah ci liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba nga wax incha allah rabbi bu ñu xëyee Serigne Saliou ci biir ak ci biti ci la ko wër yëpp dinañ ko dégg ci suba si incha allah ajuma déjà joxe na ndigal li ba noppi dina ci taqrib dina ci taqrib bu soobee yàlla am na solo aja dañuy def transition nag pour dem ci actu commenté di beneen xibaar bi nga xam ne bëgg nañ ko waxtaanee laata loolu on vous propose une page de pub rapidement et puis ñu dellu si ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy actualité commentée. Ne bougez pas, c'est l'heure de la pub. Waouh! Tu le savais, la saison 7 de Idol débarque ce 5 septembre. Ganilan, oh, je dois absolument la voir. Tu peux la voir en exclusivité sur Wido. Wido, tu connais pas? L'appli pour les accros de vidéos. Découvre aussi Dakar Rapide, Diamond House et plein d'autres séries. Télécharge Wido sur Play Store. Wido, vos vidéos préférées ici et maintenant. C'est une page de pub ñu dellu soit ànd ak yéen ci li des ci jotaay bi wax naa ko léegi di sa prera actualité commenté ñoo leen ko tàmbal moom la ñuy tàmbali nag tey waxtaan wi njëkk wi nga xam ne moom la ñu bëgg a commencé mooy grève bi ñu nemmeeku ci commerçant yi nag dégg ci ñoom wàllum mbirum grève day xaw a doy waar parce que njënd ak njaay moom bu taxawee cim réew day xaw a kéemtaane rawatina nag bu dee ay commerçant yu mag la ñuy doon yoo xam ne ràññee nañ leen te li ñuy faral di jëfandikoo ñoom ñoo koy dugal ci réew mi wala sax ñooñu koy jaayaat ngir ñu mën koo jëfandikoo suñuy dégg ay grève jóge ci ñoom day xaw a doy waar. wax nga dëgg Kals suñuy dégg grève bi nga xam ne moo jóge ci ay commerçant day xaw a jaaxal askan wi. waaye du lu bees Sénégal ndax boo seetloo depuis une vingtaine d'années 30 ans environ. Sénégal commerçant yi généralement commerçant yu mag yi. dañu organiser wu ci ay association amoon na ay UNACOIS amoon na yeneen association am na association yu bees tamit yu juddu comme nu mbir yi demee parce que li wolof di wax garab si kaw lay fekkantee ginnaaw UNACOIS bu yàgg bu ñu gisoon ñu dem ba si biir UNACOIS boobee tas nekk ñaari pàcc ñoom sax dañ koy bañ waaye moo am muy UNACOIS def ak UNACOIS yeesal tey ñu am beneen troisième association bu taxaw bu tudd association des commerçants et des industriels du Sénégal te ñi ci ëpp sax booy seet Kals c'est des jeunes c'est des jeunes commerçants très actifs aussi comme nu seen mag yeeg seen kilifa yi nekkoon ay commerçants mais ñoom dañoo ñàkk gis seen bopp ci li nga xam ne mooy procédure yu bees yi nga xam ne yu yees yi nga xam ne moom la administration douanière bu Sénégal commencé teg loolu nag mën nañ koo comprendre mën nañ koo discuter mën nañ ci ànd comme mën nañ ci également bañ a ànd waaye lu ci mënta doon il faut ñu xam ne que tey
nañ daan importer bu njëkk ba mënatu la ne léegi mënatu la ne ndax dañu nekk jamonoy 2.0 kumba jamonoy internet jamonoy informatique donc tey dañu administration sénégalaise dafa toll ci li ñuy wax dématérialisation day dématérialiser li ñuy wax procédure douanière yi maanaam dootoo fi nekk boo importer marchandise dugg fii wut kayit fii duggaat fële wut benn kayit dugg ci transfert bi nu mu tudd ñi nga xam ne ñoom ñooy transitaires yi dem ci transitaire wut weneen kayit lépp dañ koy centraliser maanaam ci informatique bi donc dañuy ñëw rek ne la lii ak lii ak lii ak lii temps nga ciy fay ndax état bi taxe bi lii la ci teg loolu nag doon jafe-jafe ndax ñoom jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñooy waa ASIF ñi nga xam ne ñoom ñoo dem ay grève jàpp nañu ne que taxe yi ñu leen teg ci wàllu importation yi dafa jéggi dayoo ba tax ñoom la ñuy jëndee bu ñu ñëwee sax daanaka taxe yi mooy ëpp li nga xam ne moom la ñu jëndee ba tax du ñu mën a jaay donc loolu tax na ñu mer ba futt nag ndax ñoo am raison wala ñoo am tort nañ ci xuus bu si kanamee lu ci mën a am kumba administration douanière moom am na àdduna ci démb ci jaarale ko ci ab communiqué moom sax jàpp na ne grève bi mënoon naa ñàkk. exactement boo dégloo bureau des relations publiques bu service bu douane dañu def communiqué ngir leeral wax ni si man li ma comprendre ci seen communiqué moom mooy les commerçants ils sont allés trop vite en besogne maanaam xaaruñu parce que ñoom nee nañu ci waaj lañ ne woon ngir ñëw waxtaan ak commerçant yi expliquer leen li nga xamante ni mooy nouvelle procédure douanière yi nga xam ne moom lañ teg te ñoom gisuñu ci seen bopp mais toujours est-il que fekkoon na ñi di commerçant yi ñoom am nañ seen plan d'action ba pare lii seen premier acte la ñeel boobu plan d'action mooy grève bu 72 heures bi ñu teg kon loolu mooy li nga xamante ni bi moom mooy information bi di ça ñoom dañu ne dématérialiser les taxes douanières au lieu que muy nekk loo xam ne comme système archaïque bi da ngay ñëw pour sa marchandise jóge bitim réew ñëw fii da ngay daj lu ne kals da ngay dugg fii ut kayit bii ni ko di saa waxee dugg fii fay fii au lieu ñuy def loolu mais léegi am na système informatique yoo xamante ni moom lañ teg pour ñu jaarale ko mu nekk benn circuit boo xam ne bu leer lay doon mu nekk ay barème yoo xam ne dañ koy teg muy barème yu leer mu bañ a nekk loo xam ne bu tayee ñu fay loola lii bu subaa ñu fay loola lee mu diis loolu ci seen bopp waaye toujours est-il que waxtaan comme ci loolu la ñuy mujjee di saa yaakaar naa ñu waxtaanoon avant ñuy def dérouler plan d'action moom moo gënoon mais xamoo tamit commerçant yi derrière lan mooy seen ay raisons yi leen poussé ba ñu dem grève waaye daal démb gis nañ ni ñi nga xam ne ñoom ñooy service bu douane avec en toute responsabilité génn nañ def communiqué wax ni ñoom dañu yaakaar ni grève bi dañ koo teel a def ndax mënoon nañ toog waxtaan ak ñoom ba xam les tenants waxtaan mënoon na jiitu ñu xam les tenants et les aboutissants yu nouvelle procédure douanière yi ñu teg ba ñu comprendre li ci nekk ñu door a xool ñoom li leen ci arrangé ak li leen ci arrangé wul kon yaakaar naa am na ay nit ñu war a jokkool fii ak ci kanam di saa dinañ ñu gën a leeralal bu boobaa ñu mën a xuus ci waxtaan bi incha allah dinañ ci jokkoo léegi ak Momar Ndaw bu ASCO Sen dinañ waxtaan ak moom léegi ci wàllu grève boobu nga xam ne nemmeeku nañ ko seetlu ngeen ni boobu léegi ñi ngi ànd ak yéen ci la première radio digitale bu Sénégal il est 10 heures nous sommes également avec ce partenaire qui nous accompagne. lii mooy bëri maana yow tamit dangaa bëri maana rendez-vous en octobre. Rendez-vous en octobre ak suñu partenaire boobu di Tigo on continue waxtaan wi ak yéen boobook léegi ci kanam tuuti dinañ jokkoo ak Momar Ndaw bu ASCO Sen waaye bu commerçant yu mag yi commencé grève est-ce que d'accord ngeen ak man ni que ñi ci suuf dinañ ko jooy parce que bu commencé ca kaw fi muy mujjee mooy borom butigu mbagg yeeg ñiy taxawaalu ci mbedd mi parce que lu ci bëri comme ni ngeen ko waxee mu nekk ay produits wala ay mbir yoo xam ne bitim réew lay jógee bu jaaree ci ñoom loolu mooy war a mën a tax ba mu wàcc ci askan wi donc est-ce que des fois bu ñuy def lu mel nii ci ay grève dinañuy sóoraale ñi nga xam ne xëy na seen loxo jotul seen ginnaaw. ta question elle est pertinente Kals li tax mu wax la loolu mooy d'abord dañuy tàmbali par ASIF. Il faut dire que ñoom tamit luy njaag ñoom it ñooy njaag. nit ñi dañoo nekk ci waxtaan dañoo tàmbale waxtaan nit ñi mënuñoo tàmbale waxtaan yéen ngeen boycotté waxtaan boobee ne bokk leen si loolu lu décision bu ñu mënta jël après on le prend contre yow. nag la ñuy wax ce que se décide avec 100 mois et décide et contre moi donc ñoom bu ñu tegee mbir bi ñuy waxtaan ñu ne leen dineen état bi ne leen kaay leen ñu waxtaan dañoo waroon a ñëw nangu toog waxtaan donte sax waxtaan la ñuy wax discussion
échange ouverture ñu ñëw waxtaan ne ñëw ñun kat mbir mi nii lañ ko gisee waxtaan la ca gën waaw wax ñoom seen position défendre seen position naka ñeneen ñi defee donte sax ñoom ànd nañoo ak ñeneen ñi jàpp nañ ne ñeneen ñi da xëy na nguur gi da leen a jënd parce que wax ji yëpp loolu la jàpp nañ ne que paay UNACOIS yi ils sont on pense qu'ils sont corrompus c'est ce qu'ils estiment on verra ce qui va se passer mais ils ont tort aussi de ne pas être autour de la table de discussion dañu war a toog dëgg la benn ñaar mbirum commerce bi Sénégal tamit war nañ ci war def ab taxaw seetlu Kals parce que commerçants yi tamit yàgg nañu sonal askan wi il a fallu l'arrivée des Chinois l'arrivée des grandes surfaces ñu wàññi mais bu baax a baax am na mbir yoo xam ne que daan nañ ko jaayee askan mi lu cher te vraiment jaru ko woon billaahi da nga c'est vrai businessman nga laajal ñoom Kumba léegi boo waree nduggi pour sa kër nii ay matériel ak dafa yomb ba mais ay bu njëkk ba benn bool rek dañ la koy jaay di ñeenti téeméer waaw chinois yi téeméer ñu jaay la ko donc tey jii dafa loolu lañ ci war a taxawaat mu introduire tamit beneen mbir mooy aujourd'hui on doit produire ici et vendre ici l'importation c'est vrai c'est bon mais l'importation développé wul am réew ñoom dañuy wooye seen bopp muy waa UNACOIS man amul kenn ku mu ciy bàyyi ils disent association des commerçants et industriels du Sénégal ñu lay ils appellent l'union nationale des commerçants et industriels du Sénégal kenn du si industriel amul kenn ku si am usine jaay rek la ñuy def te xamal lu ma jaaxal ngeen baal ma parce que nous aussi ñi ngi essayé joindre ñoom ñoo ñu joxoon seen accord nag ñi ngi leen di jéem a woo professionnellement parlant am na ay kàddu yu ñu joxante woon moom Momar Ndao mu ASCOSEN gis nañ ni que te dama ko seetlu à chaque fois quand tu parlais tout à l'heure de ñoom ñooy nekk nguur gi ñoo ñuy défendre ci sama yaakaar bu ndaw naka nga mën a défendre askan wi alors que yéen vous n'êtes même pas accessible des fois bu ñu leen soxlaa sax ngir ngeen wax ci benn mbir wala ñu leen di interpeller ci yenn yi et Momar c'est la plusieurs fois may gis ay nit di ko essayer joindre il est injoignable. Il y a des enjeux. waaw dafa daw il y a des enjeux. day daw wax dafa daw wax ji mooy dafa daw. wax ji mooy dafa daw même photo Momar Ndao bi foofu ci écran bi gis nga Sénégal kenn mënatu ñoo nax. waaw ñun kenn mënatu ñoo nax. dama ne. kuy défendre askan wi. xam nañ ko ku ko défendre également xam nañ ko. Momar Ndao bu fekkee li muy woote dëgg la. nañu wax ak ñun na dugg wax ak ñun. exactement. on n'a rien contre la personne ouais. Tout ce qu'on veut c'est que mbir yi leer ñu xam ne askan wi am na ñu fi taxawal on lui a pas demandé de défendre les gens effectivement kenn laaju ko et tout au début c'était vraiment quelque chose boo xam ne dañ ko saluer woon déjà gisoon lu mel noonu yombul woon il était tout le temps ci écran yi ci rajo yi ci télé bi ak rajo bi di wax ak ñun sama doomu baay la nag mais fi mu ne nii moom ñu ngi koy commencer clash quand même mais faw ñu clash parce que constat bi moom mooy les gens ont envie de communiquer quand la situation les arrange bu fekkente ne lii ñuy waxtaane ñoom gis nañ ci seen bopp ñoom ñoo doon woote dëgg la de tey jii boo toogoon di kañ li nga xam ne moom mooy ASCOSEN naan Momar Ndao liggéey na liggéey bu rafet léegi mu woote moom mooy woote su boobaa il faut que nag ñuy éviter yu mel nii tey nangu ay ñaxtu gis nga boo jëlee engagement nga ni yow tu es là pour le peuple da nga koy wane jusqu'au bout peuple boobu ci boo xam ñoom ñooy delloo ne la gàcce ngalaama mais mënoo on ne peut pas être juge et partie mënul nekk da ngay am benn côté booy féetee fi nga féete nag da ngay fexe wane ko ba mu jeex mais mënoo d'accord ay nit yoo xam ni tout au départ da ngeen di ànd parce que on en a tellement vu que ça day dem ba bu nit taxawee ne la man damay def pour social damay def pour askan bi dootoo ko gëm parce que da ngay toog ak askan bi bu muy metti ñuy ànd ak yow mais il suffit que ñu woo la dans les bureaux climatisés am lu ñu la proposé après nga changer veste changer li nga xamante ni moom mooy cuub yi nga daan sol après nga changer même discours ñuy gis léegi ngay jéem a dawal diplomatie ci mbir yoo xam ne da nga daan taxaw naan lii du yoon nañu wàññi lii nañu def lii tey jii mënoo ñëw indiwaat beneen mbubb di ko sol du ñu bëgg a expliquer ni nii la demee wala nee la demee wala di jëm gëmloo askan wi da ngeen war a comprendre ñi nga xam ne ñoom ñooy commerçant yi Kals xam nga lu tax benn moment ànd naa ak commerçant yi parce que jënd ak njaay fi ñu toll dafa metti dëgg la de ni nga koy xamee mooy nga am ku ci nekk nga xam ko nga jege ko da nga koy yërëm mais tamit parallèlement gis nga am na boutique yu fi commencé woon ñëw di jóge bitim réew ñu koy ŋàññi yow di saa tout au début da ngay ànd ak ñoom mais benn korité man je parle en connaissance de cause dama dem sunu marché bi veille korité Kals ñuy wër pomme de terre amul ci marché bi ñi ko amoon dese tuuti di ko jaayee kilo 800 francs di saa mais
ci instant yooyu yaa ngi ñëw ci grande surface yi ñu doon bañ pour ñoom ñu implanté wu Sénégal ñu lay jaay kilo pomme de terre à 450 francs différence su 250 francs xaw ma 350 ci loo war a jënd lu bari ci loo war a jënd lu bari nga ñëw ci marché bi ñu ne la amul parce que dañ koo nëbb parce que dégg ñoom bu ñu déggee ni raar na rek automatiquement ñu yokku alors mais loolu la yow borom kër bu boobaa dootoo amati sentiment ne kii sénégalais la wala kii tubaab la gis nga ci li ngay wax ni je me rappelle ci benn waxtaan bu ñu amaloon fii ak Dissa Pereira nee na ci ay kàddoom non seulement wàññim prix bi sax da cee nekk mais ci li ngay lekk sax sécurité ba ci ñoom la ëpp ndax boo demee yaa ngi fekk ñu teg ko ci bërëb bu set bu sell non seulement mu set ba pare ñu climatiser ko mu nekk ci ay normes yoo xam ne yow boo ko jëndee rek lekk bi sa xel day dal nga dem ci ki nga xam ne ma ngi ko jël ci suuf yële mu sànni fële da nga koy foree fële ca mbedd ma mu jox la ko à un prix vraiment boo xam ne ça n'a rien à voir ak li ngay fekk nañ ko wax mooy ci Auchan yi fi ne bu ñuy wax ci sell ak sell dañ koy defar ba mu mat sëkk xëy na nag bu ñu sañoon suñuy ay yëf la ñuy jënd wala suñu ay doomi réew ñoo ñuy jaay ñuy jënd waaye bu fekkee côté prix borom kër li ko intéressé mooy poche am bu sañoon day dépenser moyen mais jamono dafa metti mais tu peux pas te permettre yow commerçant nga dégg ñu ne nga am stock bu toll ci ay tonnes de pommes de terre nga dégg ne raar na ci marché bi rek automatiquement nga ne yow yokku nga te bi ngay jënd fekk na yokkoogul woon te buñ ne wàññi nañ boo ñëwee commerçant sénégalais bi dana laan man stock bi ma amoon jeexagul kon mënumaa wàññi donc du coup yow askan bi nga bëgg ñu ànd ak yow di la supporter yow askan boobu booy jël sa ay mesures doo ko sóoraale mais ku nekk tamit bu fekkente ne intérêt dafa taxaw ku nekk sa intérêt ngay xool wallaahi mbay dëgg la en tout cas Kalsa li ma wax mooy bëgg wax mooy gis nga tey ñi nga xam ne ñooy woowee seen bopp man dama jàpp ñoo koy woowee seen bopp c'est des défenseurs des consommateurs dañu commencé sonal te il faut que ñu wax leen dëgg tey jii Sénégal nee naa la kenn mënta nax kenn ci wàllu njënd ak njaay wax nga ko junj nga ko sànq da ngay dem ci grande surface yi ñu exposer marchandise bi mu rafet lool fi nga koy jëndee set ki la koy jaay sax boole ci wax ju neex c'est pas le cas des marchés. naan la sa waay jëndal wala nga bàyyi bu dee ñeneen très bien c'est pas le cas des marchés da ngay wax ak moom la sa waay jëndal boo bëggee jënd boo bëggul sama morom a ngi ñëw jënd yi la am yi boo bëggee mais je veux dire mais yi nga am mais suñu fa bàyyi man de yooyu fëlagu mat sax laa na dama koy bàyyi mais dama koy bàyyi waaw mais maintenant comme je dis jaay day ànd ak wax ju neex comme je dis jaaykat day neex deret man c'est ce que je ne pardonne pas à un jaaykat parce que nag dañoo commercialul en réalité exactement alors que ñeneen ña lay jaay jàng nañ ko wala sax tàggat nañ leen balaa ñu leen faa teg mais Kals on a dit union nationale xaw ma association nationale des commerçants et industriels ça moo tax dama ci ñëwaat parce que dafa ma amoon solo trop parce que mbir mi du commerce kese jënd ak jaay kese munoo da ngay nekk tu es commerçant et industriel ou tu es commerçant simplement industrie bi daf ci am solo daf ci am solo mais dis-moi Kals ou bien je peux me tromper j'ai pas la science infuse mais est-ce que Kumba est-ce que xam nga ni man Dissa laa namoon moom ngay wër xam naa loolu moom mii laa namoon mais qui a vu benn association commerçant fi bu fi am usine bu fi ubbi usine gis ngeen ko yéen ay kees rek dañuy yor man de gis non ku fi indi est-ce pourtant nit ñaa ngi bay am na usine de transformation lu leen tere ubbi usine de transformation tamaate baa ngi fi barki démb laa gis camion bu jógee Thiès di camion bu jógee bàyyee ko Thiès xaw ma Pekes di yóbbu soble fële kenn daal laa ci gërëm te rafetlu ni muy doxalee mooy borom EDK bu Dembaka non c'est non gis nga kooku mais à la base c'était un commerçant oui mais ambitieux quand même ambitieux yaatal mbir yi mais et puis structuré tey nag dafa am lu ñu war a wax ba nañ ko wax te dee mooy gis nga informel warta wéy mënta wéy également informel mënta wéy ce que la douane a dit là il faut organiser les choses la douane a absolument raison kon am na fu mu amee dëgg am na mais dëkk dañ koy organiser mais fu leer laa la wax lépp dañ koy organiser dans la vie mais gis nga système bu bees bi dafay tere ay njuuj njaaj mais Kumba xam nga lu tax des fois Dissa doguma la lu tax mu leen di gënal ñoom commerçant yooyu parce que ci informel boobu ci la ñuy gën a gisee seen bopp parce que boo ko tegee ci yoon jàpp nañ ni li ñuy am day wàññeeku njuuj njaaj dafa am njuuj njaaj au-delà du commerce jënd ak njaay bi dafa am yeneen yuy xew parce que booy xool commerçant yi ñun suñu baykat yi dañuy jooy mais da ngay gis ñoo xam ne seen liggéey lenn dong la mooy dem ci àll bi fekk baykat bu bay sobleem ba pare nga jëndee ko ci moom kilo 100 francs wala 125 après léegi circuit bi muy topp noonu
ku nekk rek nga teg ci dara ba keroog mu yegg ci marché bi bu ko defee sunu genre gi mais récemment ça fait même pas 15 jours on achetait le kilogramme d'oignon à 600 francs mais fan yi am na ak wàññeeku bu si am même ci soble bi ñoom dañ doon kaas di wax ci état bi jàppalewu leen état bi tam teg ay conditions am ne nañ ko organiser def leen nii mais biñu nekkee di dëgër bopp foofu moom xaw naa ànd tuuti ak état bi biñu nekkee di dëgër bopp dafa ubbi marché bi ñeneen ñi indi seeni soble nit ñi di ko dundee parce que il faut que dañu toll foo xamante ni il faut qu'on pose des actes il faut que les choses soient organisées di ça il faut que mu am luy réglementé lii di commerce bi ku nekk affaire bi jaar ci circuit bu leer mu bañati nekk lii di ça di wax informel boobu nga xam ne yow mën nga ñëw dagg bopp kii tey bu subaa parce que loolu la tamit on vit ci seen biir ñoom commerçant yi xam nañ comment ça se passe moo tax souvent yenn organisation yi quand c'est bien structuré du leen arranger parce que doo mën a am ay fuites de gauche à droite mais et puis tu as raison Koumba et gis nga Kals tout est lié c'est-à-dire même importation bi tey xaalis boobu ñoom ñuy fay mais normalement je dis dafa war a dugg ci gafak ak réew mi après fu muy jaar ak yeneen mbir ndax yooyu yëpp yeneen mbir la mais c'est des taxes à payer par la qu'on paye à la douane et qui doit entrer dans l'économie du pays maintenant man li ma bëgg a wax mooy tey dafa jot sénégalais yi xam na ne que mënutuñu wëy di dund di jaay ak jënd ci wàllu informel tey li tax ñoom ñu si bëri si ñoom sax xëy na duñ ko wax ci kaw parce que gis nga Kals askan wi souvent li feeñ rek lay gis mais généralement tout ce qui est commerce de grande envergure dans ce pays là day am ay mbir yu bëri yu ci laxasu ku ci nekkul nag doo ko xam ay deal yu ci nekk nous on est des reporters on a été sur le terrain pendant plus de 10 ans 15 ans même on sait beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui mais tey li tax ñenn ñi di xeex loolu informatisation boobee parce que daf leen arrangé wut parce que dafa day tax li nga xam ne mënoon nañu ko koccaatu ci transitaire bi koccaatu ko ci xëy na benn un douanier corrompu à côté dootul mën a nekk donc du mën a nekk donc du coup les coûts sont chers les coûts de comment ça s'appelle de dédouanement deviennent chers bon maintenant tout cela comme je dis on doit en discuter dañ ci war a waxtaan ñoom ay sénégalais lañu dañuy liggéey soxla nañ leen ci seen li ñuy def ñoom tamit soxla nañu askan wi ci lu ñuy def donc l'État a besoin d'eux ils ont besoin de l'État la population a besoin d'eux mais il faut ñu waxtaan si exactement waxtaan foog mu am parce que man di ça y a des choses yoo xam ne ça parle d'elle-même da ngay dem di couvrir UNACOIS bi dem couvrir UNACOIS B mais toujours est-il que ku ciy wax rek yaa ngi gaaral sa morom donc bu fekkente ni intérêt askan bi kese moom moo leen tax a jóg pourquoi pas ngeen booloo lan moo tax mu am éclatement ñaari UNACOIS ñëw am histoire boobu yëpp duñ ci duggaat mais toujours est-il que bu fekkente ne intérêt askan bi kese moom moo leen boole vous avez intérêt à vous regrouper parce que ba ngeen xaajalewee di ça da ngeen di neexa tamit gën a bëmax parce que seen doole dootul demee ni mu war a demee même ci grève bi ñëpp toppuñu ko dafa am ñu topp am ñu toppul léegi ñu toppul mën nañ leen woo waxtaan ak ñoom proposer leen des choses dans ce cas là yéen ñi nga xam ne yéen demuñu yéen vous aurez tort parce que toogu leen ci fi ñu doon négocier te boo fa nekkul amoo baat comme on dit pourquoi pas yéen ñi nga xam ne bu fekkente ne intérêt yi leen lié yëpp benn la pourquoi pas ngeen boole seen kàddu su boobaa sax ngeen di gën a mën a am doole pour jàmmaarloog ñi ngeen di jàmmaarlool mais mënu leen dem guerre ngeen ne yéen a bokk lenn lu ngeen di défendre ba pare yéen ci seen bopp booloowu leen da ngay dégg AKIS fi dégg UNACOIS def dégg UNACOIS yeesal ku nekk bëgg a jóg parce que y a des intérêts di ça il faut le dire affaire yi dafa am ay affaires yu sew yuy nekk ci biir yoo xam ne ñun sénégalais lambda yi duñ ko xam loolu mooy dëgg gis nga pour dëgg li ngay wax Koumba du intérêt gis nga nañu waxante dëgg te wax dañu waxtaan wax dëgg ci la quand ils se mettent en association là du intérêt askan wi seen intérêt ñoom businessman yi la d'abord exactement il faut que ce soit clair ce n'est pas l'intérêt des populations quand un business gis nga il faut être clair ils sont pas ñu dem grève parce que dañu jàpp ne que lañ leen taxé dafa cher voilà ils vont dire oui c'est après parce que on va vendre ça aux populations cher mais koo fi jaay lu cher mu bàyyi ko dem jëndi feneen exactement bu fekkee yëre la ñu ngi ko fiy jaay bu dul ñoom ñeneen ñu ngi ko fiy jaay bu fekkee aw ñoom lu ñu lekk bu dul ñoom la ñeneen ñu ngi ko fiy jaay ñun nag di ay citoyens sénégalais li ñu gënaloon man bokk sama bopp xam naa ne ñu samay mbokk yu bari sénégalais noonu la ñu mel li ñu gënaloon mooy bu ñuy jënd yu dum jënd ci sénégalais bi mel ni ñun
waaye bu fekkee dañuy dem Sénégal bi mel na ñun mu bëgg a dagg suñu bopp bi nag man dama ko nangu. d'accord am nañu kenn en ligne comme ni ma leen ko waxee sànq ci tàmbali bi jéem nañu jot Momar Ndao te moo ñu joxoon kàddoom pour ñu mën a jokkoo ak moom c'est des fois nag un peu dommage bu ñu bëggee wax ak ñoom ñu tëj seen téléphone yi askan wi on a besoin quand même d'avoir des infos te droit à l'information chaque jour dama koy wax bu ñu nekkee ci yu mel nii day baax ñoom ñuy communiquer ak ñun parce que ñoom la ñuy bëgg di waxal ñu ngi ak Momar Cissé vice-président bu ASCOSEN moom it mi ngi ànd ak ñun ci waxtaan wi je tenais à préciser ni que Momar Ndao jéem nañ ko jot ba sonn et pourtant moom moo ñu joxoon kàddoom Momar Cissé ñu ngi lay nuyu ci waxtaan wi nga xam ne sumb nañ ko ci subaak léegi jëm ci grève bi ñu nemmeeku ci commerçant yi muy situation bu xaw a doy waar tuuti ñuy ragal nag mu gën a wéy ba andi yeneen i musiba yoo xam ne xaaruñu ko ci woon naka ngeen jàngee situation bi. waaw li ma bëgg njëkk a wax mooy Momar Ndao di suma président national musul tëj téléphone am pour bañ a recevoir benn journaliste loolu moom mun naa ko séddee ci li ma ànd ak moom yëpp ci ASCOSEN parce que tey jii nga xam ne man may adjoint da ngeen ma woo jot ma astumaak moom mi nga xam ne mooy président national bon mais li wóor mooy grève bi ñun ànduñ ci benn grève parce que grève bala nga koy def day fekk table de négociation bi ñu dem ba ci conclusion yi nga gis ne kat douane li nga xam ne moom la wax ne moom lay def taxaw na ci discussion yi fi la yem nga génn nag yow en tant que syndicat défenseur des des commerçants nga ne waxtaan wi daal fii la buté waxtaan wi bu fekkee ne fii la buté fii la douane taxaw conséquences yi lii la ci askan wi conséquences yi lii la ci transitaire bi conséquences yi lii la ci économie bi mais waxtaan woo xam ne pareegul nga génn da nga maam dem ne da ngay grève day indi tension sur le marché day indi rupture de stock te loolu bu ko entraîner c'est néfaste pour les consommateurs moo tax mosuñu ànd ci benn grève li ñu dégg nag douane wax UNACOIS jàppoo wax ko UNACOIS leeral wax ko mooy ñoom ñaari yoon lañu dem ci discussion bi ñaari yoon nag boo ko defee ci discussion te discussion bi dem na ba juróom-ñett rencontre dëgg yàlla man mënuma ànd ak yow dañu war a dem ci table de négociation ñu génn ay argument yoo xam ne sax mën na am ñun consommateurs yi danañ mën a ànd ak ñoom ndax lu tax bu dee dañ ne maanaam dañuy dématérialiser procédure mooy lan maanaam procédure bu boobaa ordinateur ak ordinateur ñooy wax. simplifier maanaam procédure yi. ah. simplifier procédure yi. simplifier te toute simplification d'une procédure normalement war na impacter positivement ci consommateur. exactement boo ko jaarale yoon. boo ko jaarale yoon parce que il faudrait qu'on avance. on n'arrête pas la mer avec ses bras. déedéet. mënuñu wax ne dañuy émergent mënuñu wax ne pétrole baa ngi ñëw mënuñu wax ne gaz baa ngi fi te duñu waajal suñuy jumtukaay yi duñu changer suñu comportement un comportement dafay adapté wu avec l'évolution technologique. Momat. oui. waaw c'est important baal ma ci nu dagg bi mu la dagg sax di nga wax da nga junj benn mot bu important pour man mooy changer comportement yi. Et moi j'estime également et je pense également, je ne suis pas le seul, beaucoup de Sénégalais le pensent également, que vous, les consuméristes, vous les associations consuméristes également, vous avez failli quelque part. Comment? Par exemple, il y a quelques jours, on a parlé d'une éventuelle augmentation de li nga xam ne mooy carburant bi xaw ma électricité bi dégg nañ sa président sa secrétaire général xaw ma sa président moom il avait l'air d'être mais en parfaite j'allais dire j'ai peur d'utiliser le mot connivence mais en parfaite entente avec l'autorité. Est-ce que rassurez-moi grand sama grand nga bëgg naa vraiment nga rassurez-moi que loolu amul vraiment. non xam nga nit ki mën nga ko waxal lu mu waxul mën nga ko nekk li géntam maanaam wax joo xam ne yeggul wala wax yi ñu génne ko ci contexte gam parce que moom de tout le temps ragalul ay argument
bu jaaree fii itam te benn Sénégalais jaaru fa seetal ba xam ndax finalité bi il n'a pas raison ou pas. Je ne dis pas que un défenseur de consommateurs doit dire toujours je défends les consommateurs. Parfois il faut être raisonnable. Je ne partage pas son point de vue. Je ne le dis pas. Je dis toujours que augmentation coût de l'électricité dafa am organe bu ko yeeyoo. dëgg la muy la commission de régulation. dëgg la. ñoom ñooy seet ndax mën nañ augmenter wala mënuñu augmenter. ñun dañuy participer ci toutes les discussions. bu fekkee ne nag on doit étouffer la Sénélec ba nga xam ne dañuy delluwaat ci coupure de courant kuy xamaj. Je crois bien que la raison voudrait que ñu jéem a xool naka la ñuy mën a améliorer la qualité du service. waaw mais grand Mamadou kii même tuuti grand Mamadou. fi ma toll moo gën a am solo de en faisant quoi. waaw demal. En faisant supporter le consommateur. Là je suis pas d'accord mais je demanderai à ce que l'État continue à subventionner le consommateur et à le protéger. waaw man loolu man mooy suma position. waaw ñaari question subsidiaire peut-être calce boo ma ko mayee mooy c'est vrai xëy na waa régulation ñooy gérer mbir moomu mais li ma xaw a jaaxal tuuti man sax si mbir moomu mooy mënuma comprendre te ne rek il y a 1 an 2 ans ñu koy tagg ci ay résultats tey ñu xëy suba barki di mu ñaan ni waaw il faut que ñu am éventuellement benn augmentation beneen question bu ma également bu ma am grand Mamadou mooy gis nañu représentant FMI bi barkaati démb xaw ma mu def benn conférence de presse te li ma xaw a jàngat ci conférence de presse boobu mooy dafa bokk na ci li mu laaj mooy ñu arrêté subvention bi ci wàllu carburant bi am déet sa première question bi mooy tey Sénélec mën naa joxe courant normalement ci prix bi nga xam ne moom la consommateur bi di fayee mais bu ñu fàtte ne ñi Sénélec di lekk bitim réew lay jógee bu bitim réew changé rek règle de jeu yi rek affaire bi baril de pétrole bi bu augmenté rek problème posé wu. baril de pétrole bi gëj naa augmenté de. non damay waxal maanaam dama la bëgg a wax ne sa première question bi la lay répondre xam nga ba tey augmentation du prix de l'électricité amagul. Donc mënuñ ko wax ne baril de pétrole bi dafa augmenté mu augmenté wu dégg nga voilà. dama la bëgg a wax ne tant que baril de pétrole bi mu ngi stable prix baa ngi stable. tant que baril de pétrole bi mu ngi yokk Sénélec mu ngi am problème état dafa war a subventionné. léegi nag FMI deuxième question FMI nee na nañu arrêté subvention yi. damay yëgal le gouvernement FMI yàgg na taal réewu Afrique yi. ah bon. waaw. ci naka parce que fépp foo xam ne dafay def l'application de la vérité des prix. La suppression des subventions. Le pouvoir d'achat des Sénégalais ne peut pas le supporter. Et loolu tension sociale la yéen. Monsieur Cissé moom koy gis ma ne la yàgg naa taal réewu pays africain yi te loolu c'est des exemples à retenir. Monsieur Cissé. waaye. Kumba ci kàddu gi man damay ñëwaat ba tey ci commerçant yi. bu fekkente ni douane li ko yitteel mooy dématérialiser ñu ne nañu dématérialiser procédure douanière yi. loolu organisation lay indi kon lan moo déranger ñi nga xam ne ñoom ñooy commerçant yi bëggul bokk lan mooy li nga xam ne moom la ñu gisul li ñu gisul seen bopp ci mbir mi. xam nga tey jii. douane dafa am 3 fonctions. fonction fiscale. fonction économique. fonction sociale. douane dafa war a contribuer ci budget de l'État mais seetlu woot nañ ne les certaines pratiques dafay naxasaxal budget bi je m'explique tey jii le contact humain day indi toujours corruption. moo tax dématérialisation bi am solo. simplification bi am solo. très bien xam nga man du may nëbbu non dafay indi transparence ci mbir mi traçabilité voilà. On sait où va l'argent, qui a payé quoi, combien il a payé, où est entré l'argent. Ça, c'est très important. Oui, benn point. Deuxième point, même, sur le plan fiscal. D'accord. Deuxième point, c'est sur le plan économique. Et combien d'entreprises ñooy toog jàmbat
ne pourtant ñun li ñuy fay douane gannaaw bu ñu jëndee suñu marchandise ba pare ñun mënuñu jaay ci marché bi. loolu ñun ñoo xam ñun ñi nga xam ne dañuy fekkee réunion yi nga xam ne dégg nga maam industriel yi dañuy toog UNACOIS toog douane toog état toog. yow quand tu es une société formalisée am na yoo xam ne commerçant yi ñoom ñoo lay yóbbu ardo parce que da ngay importer sa huile ba pare ñoom ñu mën a jaay te yow mënoo jaay. d'accord loolu lu am la. loolu lu am la. Momad. waaw ñi ngi lay gërëm man nag sama ñaxtu bi laay tegaat sa loxo rek comme yow yaa fi teewal Momar yaa fi teewal. Ascosen wax dëgg yàlla waaye bëgg xam nga li ma wax léegi man wax ji dama la koy waxaat nga dégg ko parce que yóbbante la ay jamono accès bi dafa xawoon a yomb lool bu ñu ko bëggaan jot dañ ko daan jot mais léegi xaw nañoo jafe te day baaxit muy waaw xëy na dafa nekk ci réunion parce que nag naa la yëgal leen nit koo xam ne nag occupé la waaw nañuy faral di jël waay waaw déedéet moom mosul am problème ak journaliste mais monsieur Cissé Kals da nga may tuuti monsieur Cissé waaw ci situation yu mel ni nga xamante ni commerçant yi ci seen bopp ñoom booloowuñu lan mooy taxawaayu kuréel yu mel ni Ascosen. Ascosen mu ngi doon xaar tey. loo xam ne day impact négativement sur le pouvoir d'achat des consommateurs. ñun boobaa ñun ñooy taxaw mais tant que les discussions. terminé wu. ñu xam les conclusions. ñun wooguñ ñu ci discussion mais nous allons jouer notre partition si ça impacte négativement sur le pouvoir d'achat du consommateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Cissé. Kals il faut rappeler que ñu ngi lay gërëm bu baax donte président moom yenn saa day waaf. waaw il faut l'heure est grave. il faut saluer la mais ku baax la nag parce que ndaw la saluer la disponibilité de Momad Cissé. mais Momad Cissé également on salue sa disponibilité parce que saa yu président waafee moom mu taxaw. vice-président ñëw insisté na sur le fait que ni président am waaful. wax na leen ko 3 à 4 reprises. kon nañ ko nangu nañ ko. amul problème ndax ñaari kàddu yi daanaka benn la. ñu ngi koy gërëm bu baax Momad Cissé bu Ascosen vice président la moom di ko gërëm mais am na benn reportage bu ma leen bëgg a dégtal boo xam ne bi ñu tànnee sujet bi def nañ ko ci tey ci suba si ngir mën koo boole ci waxtaan wi nga xam ne mooy grève u commerçant yi Fatou moo ko def Fatou Sow bu rédaction bu King FM ñu déglu ko te dellu si. marché bu ni selaw cantine yu tëj xàpp la ñemmeeku ca marché Zinc bu Pikine li ko waxal mooy dañoo bëgg douane bi xoolaat anam bi mu gérer taxe yi ñuy fay kuréel bi ëmb association commerçant ak industriel bu Sénégal di ACIS soobu ci grève ñetti ay bés. ndax soo gisee ñu def ko tey marché Zinc parce que tey kenn liggéeyul quoi te am naa ne suba tim amul du am liggéey kon tey xam nga loolu xaalis bu bëri mooy ñi ngi koy perte quoi te loolu baaxul soo gisee ñi koy def nag mooy état bi mooy yokk quoi day jékki rek ne day yokk quoi douane bi quoi douane te loolu baaxul su ko mënul wàññi na ko bàyyi fi mu nekkoon mu def ko. ndaw si ñu tase ak moom ci marché bi mu doon jënd fekk cantine yi tëjee di ñu xamal ni commerçant yi wax nañ gaaw teg lépp ci suuf ndax li ni mel mënul doxalub réew. mu ngi nii dëkk bi tey gisoo fii kenn ko bi ñëpp a tëj da ngay bëgg a jënd dara sax waan doo ko mën a jënd man mi marché laa doon dem bëgg a jënd ay tisi mais marché bi ñii ci kaw ñëpp dañoo tëj ku tëju sa lañ la naan tëjër lii tamit baaxul ci dëkk day delloo réew ginnaaw. dëkk yu bari seeni taxe moo gën a woyof bu Sénégal di ay kàddu yu bàyyeekoo ci Birane Salane. man sama problème mooy pourquoi man Gambie wala ak Mali ñun ñoo ñu gën a yombale douane quoi man loolu mooy sama problème ba léegi nii te ñun ñu dëkk ci réew mi nekk Sénégalais te ñun gars yi gën ñu yombale quoi pourquoi ñun Sénégalais yi Macky Sall mënul gën a wàññi affaire bi. grève commerçant yi tàmbali ci altine ji ñu génn ñoom ñu fas yéene jeexal ci àllarbay tay ji waaye xamle nañ ni bu ñu saafarawul li taxoon ñu fippu dinañ dekkalaat li ni mel askan wi ñoom sàkku ñu teg lépp ci suuf ndax lu mën a suuxeel koom-koomu réew mi la. acca mi ngi noonu lu mën a suuxeel koom-koomu réew mi la jëm ci li nga xam ni moo di reportage boobu di Fatou Sow defal ñu ko grève bi nag war naa jeex ah. grève bi war na jeex 72 heures lañ waxoon. tey lañ waxoon finalement jël na ñetti fan yi ñu waxoon yëpp. on aurait souhaité que ni ñu dakkal ko dem ci table de négociation yi. toujours est-il que y a des manques à gagner muy seen côté ñoom
commerçant yi comme suñu côté ñun ñi nga xamante ñooy askan yi di doxantu ci marché yi li ñu bëgg daal mooy déggoo te yaakaar naa dématérialiser lu am solo la Kals ndax ñu xam circuit bi am yoon bu leer bu muy jaar am organisation man toujours organisation la ñuy jooy il faut que ñu jóge ci informel bi dem ci loo xam ne lu organisé la pour que ñuy mën a di natt mbir yi fu mu toll ak parce que boo deful loolu doo mën a évoluer day am ñoo xamante ni ñoom ñooy am di gën di am ñeneen ñi di loru ñi ñàkk di gën di ñàkk ñi ñàkk di gën di wax ñàkk jàngoog te vraiment c'est à éviter jërëjëf Koumba Ba ci sujet boobu jërëjëf également di ça on va marquer une pause musicale le temps de revenir sur deuxième sujet bi nga xam ne tànn nañ ko ci suba si neewoon naa leen maa ngi ci safar gi te bàyyeeguma ko dangan di way maam tawatul balaaya sorotul xwaani lo am ci laaya ay ca wax jaa ngi noonu Bamba du moroomu kàccoor yi le titre de Cheikh Faye boobu de ñu ngi ciy bégal Baye Fall yëpp nag di leen ci siyaar bu wér a wér ci suba si sama waa ji jógeeg Bissau si maa ngi ko ci bégal di ko may waa rajo bi tey waa rajo bi laay bégal ci Cheikh Faye boobu ñoom day mati coordonnatrice ak Alaaj Daouda di ko ci bégal bu baax xam nga wax ji nag waxagoo ko diisa boobu ba léegi mooy Serigne Bissau bi mbaa daa am lu bees Serigne Bissau bi xale yaa ngi toog di la xaar boobu ba léegi bi nga ñëwee ba tey dañ la doon bàyyi nga dal rek waaw bu ñu yàkkamti gisuñu mbuus gisuñu dara bu ñu paree waaw nañ jaar ci directeur Daouda waaw am na lu ñu defante mën ak moom ñu séddale waaw mais yow xam nga sama Serigne non yow moom yow xam nga li nga may jox yow moom waaw noppil rek kon jeex na noppil rek ayca am na keneen ko ñu fekk si waat ci studio bu King FM jóge ci rédaction bi kooku la ñuy wax Ajaratu Dior Mbodj moom it yegsi na xaritu Papa Cheikh ñoo ko bokk ak ñun jotaay bi borom Midi Culture Dior ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay Alaaji Kals di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ci 99.4 mbaa yaa ngi am jàmm maa ngi sant bu wér waaw jàngal nga xale yi de tey baas nga def ci suba si wala biir boobu rek damaa jëm ak te sama yaram neexul nga def noonu ma def nii rek waaw boobu baax na ay sa deuxième sujet bi dañ koy waxtaanee jëm ci DER bi DER nag man dama cee xaw a bëri morom di sa préra c'est-à-dire que tour la bu may dégg booboog léegi des fois ama dégg nii lebal nañ ci nit xaalis wala diw jër na ci xaalis ba mu yegg sax ci ay nit yoo xam ne xam nañ leen à l'occurrence kilifa bu Y'en a marre bi nga xam ne coow juddu woon na ci DER boobu la ñi ko xam nag ci Ndakaaru wala ci sax Sénégal dafa bariwul raison pour laquelle dañ leen cee bëgg a gindi tuuti ci benn papier boo xam ne Ndeye Mati def na ko ba noppi nag ñu doog a ñëw waxtaane ko waaw muy lu am solo ayca ba juróom-ñaari fan ci weerub mars atub 2018 la nguurub Sénégal jëloon dogal jëmal DER FG délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes dotation bi toll ci fanweeri milliards jëm ci jigéen ñi ak ndaw ñi nga xam ne ñàkkum xëy mi ñoom la gën a laal ndax ñaar fukk yoo jël ci ndaw ñi juróom benn fukk yi amuñu xëy bu dee ci jigéen ñi la fanweer ak ñett yi jàppuñu ci lenn xaalis bi le nag DER doon ko leble ngir accélérer la croissance des GIE PTE PME ak yeneeni opérateur économique ngir am ci financement yi le nag document yi ngay joxe muy lettre de demande boole ko ak fiche d'intention de projet à remplir ak itam fiche des membres de groupement et copie de leur carte d'identité nationale ak sa business plan su mënee nekk tey at ginnaaw bi ñu leblee koppar yooyu waa DER di am ay jafe-jafe yu rëy ngir fayeeku gi mu mel ni ginnaaw bi ñu defee distribution des financements teguñu stratégie efficiente de recouvrement des créances maanaam ay pexe ngir yombal delloo gi mu am sax ci ñi leboon ñoo xam ne gannaaw bañ leen joxee koppar yi ak léegi kenn mënu leen tegi gët waral ba ñi leble woon nar a jëmmal seen pexe bi ñuy woowee les 4 P préfet procureur police
prison ngir ñi leboon daal di fay laata daan gi di tegu ci seen kaw. DER ànd ak partenaire am def descente ci gox yu bari dalee ko 13 septembre gi ñu génn muy wéy nag ba léegi laaj samp ngir xam ndax DER jaroon na ko 30 milliards yii ñu ci def su nguur gi jëlul dogal yi war fanweeri milliards wu askan wu Sénégal moo nar a nax saay. fanweeri milliards nag du fanweeri million wala téeméer dafa xaw a bari te génne woon nañ ko ngir jàppale ci askan wi mais dafa mel ni fi mu mujjee neexul parce que la dernière fois maa ngi dégg même ci journaux yi ñuy wax ni que am na ay plaintes yu commencé génn est-ce que sax duñ ci arrêté ñenn ñi nga xam ne jëloon nañu te fayuñu on se rappelle de l'histoire wu kilifa bu Y'en a marre bi nga xam ne moom génnoon na def ay sorties naka noonu nguur gi tam attaqué ko woon finalement sax xawoon na takk tuuti politique ndax DER boobu farax politique am déet loolu peut-être yéen di ngeen ma ci gën a gindi tuuti ndax loo xam ne lëmbee woon na réew mi jamono yooyu passé muy mbirum DER boobu. waaw effectivement Kalz mu nekk nag DER politique boo nga xam ni état bu Sénégal moom moo ko taxawaloon li ko taxaw na jóg aussi moom moo di promouvoir li nga xam ne moo di plan Sénégal émergent daal di taxawal li nga xam mooy délégué général à l'entrepreneuriat rapide dénk ko Pape Amadou Sarr waaye nag li ñu ci taxaw na jóg rek mooy fexe ba jàppale ndaw ñi amum xëy parce que état booy xool am na politique yu bari yoo xam ni indi woon na ko lu ci mel ni ANAMO Maodo Malick Mbaye jiite ko muy agence nationale maison de l'outil foofu aussi li ñuy taxaw na jóg mooy jàppale ndaw ñi pour ñu amum xëy tàggat leen ci wàllu ay formation yu ni mel ba jeunes yi mën a demal seen bopp ñu gis ni poopu xañ na doxul ñu indi PAPEJ ak ANPEJ yooyu yëpp di ay politique yu nga xam ne état bi tegoon na di ay programme ngir accompagner jeunes yi ñu am xëy ñu gis ni peut-être xañ na communication bi ci waroon daw dëgg daw ci parce que tamit ANPEJ demoon nañu ba décentraliser ci koñ yi ay kiosque yoo xam ne dafay am ay gens yu fa nekk soo ñëwee da ngay déposer laajte renseignement déposer say dossier après ñoom tamit bu fekkee amal nañ liggéey bu ñu la mën a proposer ñu proposer la ko nga xool nooy jéem a demee mais foofu tamit dafa nekk loo xam ni ci wàllu que liggéey la te tamit faaw nga am compétence ñu gis ni loolu xañ na peut-être ñu gis ni peut-être xañ na demul wala information bi waroon mujj nañu yóbbu ko ba ci wetu maire yi ci peggu maire yi lañ doon teg kiosque yooyu mais bizarrement daanaka gisatuma sax kiosque yu bari wala yi existé tamit bareetul ñu daal di indi beneen politique ni DER mu nekk presque ci veille élection yi kon bi ñu paree ci ANPEJ dañu wax ni DER la ñuy am ANPEJ ba léegi mi ngi existé waaye DER dañ ko teg ci wet gi mais DER dañu ko indi DER bi bii entrepreneuriat la xam nga bee peut-être diplôme ngay indi ak yu ni mel peut-être mais bii dañu ko indi mu nekk entrepreneuriat maanaam nga demal sa bopp xam nga boo mënee boo amee ay diplôme te xëyoo tamit dañ naan chômage parce que bu ñuy xool pourcentage bi 66% jeunes yi nga xam ne entre 18 ak ba 35 ans ay chômeurs lañu bu ñu xoolee ci femmes yi 33% la mu nekk lim bu nga xam ne gis nga joor waaw li ñuy wax yëpp dëgg la mbir mi nañ ko wax de politique la am na politique non du am na politique de politique la DER lañ ñu ko teg bi ñuy waajal dem élection lañ ko teg am déet non ANPEJ boobu sax avant muy nekk ANPEJ am na leen lu mu nekkoon Abdoulaye Wade moo ko fi tegoon politique la woon xaalis bu bëri xaalis bu bëri dugg na ci nax saay DER bi finalement du am mujj te xam nga lu tax on peut pas gis nga mbir mi gis nga Kalz nañu bàyyee naxante bi nañ ko duut baaraam waaw on peut pas se mettre à dire délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes ça veut dire quoi cette histoire là tu prends 30 millions du contribuable sénégalais tu donnes ça à tes militants comme ça pourquoi faire et puis tu suis les jeunes, tu leur dis tu vas payer ça oui il doit payer kilifa il a droit à ça comme tout le monde il est sénégalais même s'il n'est pas s'il est contre le pouvoir moi je n'ai rien contre mu jël si xaalis bi il a droit à ça j'ai dit man mi de nee naa daaw de droit à ça j'ai droit à ça nous sommes tous jeunes sénégalais nous avons droit à ça maintenant ni ñu koy defee moo jaarul yoon du ñu jël mbir bi di ko politiquer c'est-à-dire que je n'ai pas dit que c'est une mauvaise initiative mais est-ce que soxla woon na ñu taxawal loolee fekk ay FEJBAN ak ay ANPEJ ak fi nekk fi lu ñu terewoon restructurer organisation yooyee injecté ci xaalis boobu ay Abdou Khafor Touré yoroon ak yooyu mais oui qu'est-ce que nous a empêché de faire ça non c'est parce qu'il y a quelque chose derrière est-ce que comprendre nga baax na maintenant on va prendre ay doomu jàmbur yoo xam ne que jël nañu xaalis bi dugal ko ci benn projet bi xëy na marché wul nga jàpp ko tëkk ci kaso bi noonu la fay demee parce que am nañu ko naan sax dette à emprisonnement rapide am nañu ko tuddee noonu DER bi dette emprisonnement rapide déjà tur yooyu ñu ngi commencé di génn xam nga loolu xaw ma ko woon mbaa tëj du ci am nga ne en tout cas ce que je veux dire mooy Kalz tant que bàyyi ñu politiquer mbir mi le chômage des jeunes du fi jóge
le chômage, le travail dans un pays, c'est un processus long qui prend du temps. Ça demande de la formation, ça demande de la conscientisation. Gis nga Allemagne, c'est pas pour rien que mu nekk la première économie d'Europe et du monde. Lu ko fi téye PME yi ak PMI ñoo ko téye. Allemagne da nga gis ñaari jeunes yu génn troisième la ñuy dañuy jàng ba troisième jàng mécanicien génn ubbi seen ab garage. xoolal teg ko nag sur 5 ans wala sur 10 ans parce que il faut dire que liggéey mënul am résultat en 1 an liggéey bu sérieux. Il faut qu'on se dise la vérité. xanaa mais ñeent ak jaay sax xanaa balaa nga say commencé nay balaa nga say commencé am bénéfice bu nga xam ne di nga mën jaaxaan tëdd xanaa nga dawal 3 4 5 ans. mais ñoom mayoon nañ leen benn délai parce que bu ñu la financé aussi. dañ lay accompagner pendant 3 mois nga essayer jéem a liggéey. ça ne suffit pas. mais bu fekkente ni si da nga dugg ci lu mel ni wàllu ko par exemple élevage ak yooyu mën nañu gis ni bu fekkee jël nga benn somme bu yem bi 1 mois 15 jours normalement war nga mën a commencer di produire. bu fekkente ni si am nga aussi ambition pour fay rek délai boobu war nga ci mën a liggéey dara parce que bu ñu la mayee 3 mois nga liggéey normalement au moins 4e mois bi war na fekk nga liggéey dara au moins nga dugal chaque mois néew ñu da nga koy fay global mais chaque mois da ngay dugal dara ñu ànd ci ak benn këru bu yëngu ci wàllu finance nga xam ni fa ngay dem direct di fa fay li nga xam ne moom moo di xaalis bi mais tamit dañ leen waxoon lu leen ni leen xaalis bi c'est l'argent du contribuable may ñu leen ko dañ leen koo jox pour ngeen liggéey bor la woon mais tamit période bi mu ñëwee moo xawoon a bizarre parce que à quelques mois des élections ñu daal di créer délégation xel day daal di ñaaw parce que ñu bari dañ seeni militants lañu ko jox kon ñoomu neen la nañu xool nuñ koy liggéeyee nuñ koy lijjantee parce que boo déggee temps yëpp communication bi ci aw ñu ci bari dañ naan ñoomu neen la seeni militants lañu ko lebal kon nag nañu seet nu ñu koy lijjantee mu nekk nag loo xam ne lu doy waar la parce que tamit lu ñëpp bokk tamit waroo koo aaki moom comme lebal nañ la nga liggéey amal ngorok jéem a fay te loo xam ne askan wee ko bokk nag sa waay mais man beneen question bu ma bëggoon a poser te ngeen bon man day ñëw tout le temps sama bopp yu mel nii dafa yàgg juddu ci ay nguur moo xam bu Ablaye Wade ba ci Macky Sall te la plupart dañ naan la alalu askan wi la ñuy lebal ñi nga xam ne ñoo bëgg a liggéey wala ay jeunes yu ñu bëgg a jàppale souvent am nañu pouvoir wala am nañu possibilité yoo xam ne mën nañ koo voter par exemple à l'Assemblée nationale wala ñu waxtaanee ko wala ñu référendum ne voilà dañoo bëgg a jël seen 30 milliards yi nga xam ne Sénégal la ko moom pour ñu mais duñ ñu tàggu da nga yeewu rek dégg ay organisation yu juddoog ay sociétés yu bees ak ay ñu ne voilà lii pour entrepreneuriat la ak état bi jël ay ndogal est-ce que mën ngeen ma gindi tuuti ci yenn base la nguur gi di décider ni damay andi DER wala damay andi ANPEJ pour jàppale askan wi waaw nguur buy ñëw au pouvoir naan dama am programme sama programme nii laa koy tëralee ci wàllu santé nii laa ko bëggee lii laa lay proposé ci wàllu wér-gu-yaram nii laa ko proposé ci wàllu chômage lii laay proposé Dior wax na ma ko sànq jox na ma ay chiffres nee na ma 66% wu population jeunesse bi dañu jàppoon nekk ay chômeurs lañu. Encore il faut savoir lan mooy chômeur c'est important mais comme je dis nga xëy suba dem assemblée nationale am budget def benn loi de finances rectificative dugal benn 30 milliards ne way ok ça damay créer benn agence spéciale bu nga xam ne il day occuper uniquement de emploi de jeunesse yi loolu moo lay wane ne c'est de la politique. Ça n'a rien de je veux pas dire que c'est pas sérieux mais c'est de la politique. parce que li ci bizarre di ça mënuñu am ministère boo xam ni microfinance la yore Moustapha Diop doon wër di financer yor lépp lu jëm ci PME ak PMI ak ay microfinance teg ministère de la femme boobu tamit day jàppale jigéen ñi di financer nga gis structure yooyu yëpp ñu indiwaat beneen société yaa anguille sous roche. boo waxee ñu ne way c'est pour les soucis d'efficacité et de rapidité. Comme je dis, je reviens à ce que j'ai dit. L'efficacité, généralement, ne va pas de pair avec la rapidité. Surtout dans le domaine du travail. Gis nga nit da nga koy former d'abord mu jàng yeewu xam ci lu muy dugg lan la nga former ko accompagner ko dégg naa 3 mois la pour moi 3 mois du dara. Tu accompagnes la personne 1 an et puis tu le laisses partir pour 3 ans. Pour 3 ans, tu dis dans 3 ans tu commences à payer. Tu comprends pas mais doo jël lekk 30 milliards yi na xam nga boo bëggee lebal benn jeune 20 millions ne ko fay ko dans 3 mois mais c'est des problèmes noos rek mais non c'est des problèmes et puis dafa am benn affaire bu xew également kal sañ wax nañ ko wax te dee mooy dans nos consciences sénégalais on nous a toujours fait
croire que ces financements là boo ko lekkee dara du la ci fekk. waaw dara du ci fekk. dañu jàpp ne que dañu mës a gëmloo ne que suñu alal la non dañu voilà non seulement suñu alal la mais dañu mës a yàgg gëmloo ne que alalu nguur gi la affaire yu politique la bu la joxee jëlal en tout cas man ñun ay fi dañ juddoo yàlla màggee fi ñu ci bari au début amuñu woon sax projet booy xool amuñu woon sax projet dégg nañ financement bi dégg nañ ni état la élection yaa ngi jub si ñu ne nan lekkal du mujj fenn bu gañee mooy loolu dañ koy falaat mi ngi noonu ñu ci bari amuñu woon projet bu dëgër bu tax ñoo xam ne lii c'est bancable c'est finançable mais dañu dem ñu lijjanti leen ay projet ñu ñëw déposer ñu wut ay prox ndoolu jàll mais yow boo xamul noo koy liggéeyee carrément xalaatoo ko nekkul ci sa bopp dañ la lijjanti projet rek doo xam noo koy taxawale doo xam noo koy liggéey xaalis day seey pourtant kii waxoon na ko fii nu mu tudd ki fi nekk ministre de la jeunesse te borom 24 milliards yu Prodac ya nu mu tuddati Mame Mbaye Niang waxoon na fi xëy Prodac aussi ci projet boobu la bokk ci projet yooyu la bokk domaine agricole communautaire yooyu dak yi moo tax ma la waxoon xëyoon na fi ne leen jeunes yi 80% de projets yu ñu am c'est pas bancable gars yi dal ci kawam il n'avait pas tort il n'avait pas tort donte man ànduma ak moom jamono boobu mais il n'avait pas tort léegi nag comme je dis ndax dañuy tëj booy waaye duñ leen tëj duñ leen jàpp en tout cas xaalis moom war naa génn xaalisu askan wi la ñun ñoo ko liggéey ñu ñoo fay suñu taxe la donc Dior doy na waar parce que lu ñëpp bokk tamit kenn du ko jël rek daal di koy bëgg a lekk day xaw a doy waar parce que tamit nee nañ am na procédure yoo xam noonu lañ leen di toppee parce que am na ñoo xam ne daw nañ gisuñu leen xamuñu fu ñuy jaar ba jàpp leen léegi nag moo ci lañ taxawal 4P yooyu muy procureur ak police ak plainte ak yu ni mel ngir koo xamante ni si fayoo ñu daal di xool anam bi nga xam ne noonu lañ lay rechercher ba jàpp leen waaye ak lu ci mënti am daal mënoon nañ koo sóoraale xamante ni si lii tôt ou tard ça allait arriver kon nag mu nekk nag lu nga xam ne lu doy waar la fan yëpp ñi ngi koy coow mu nekk coow débat moo nekk débat fan yëpp ci la gars yi wax naan dette emprisonnement rapide ak ku fayu dañ lay tëj ak dañ lay lii ak dañ lay laa mu nekk loo xamante ni si lu doy waar la parce que tamit xëyum ndaw ñi di saa nekk na problème bu yàgg a exister au Sénégal muy état yi fi nguur yi fi jaar yëpp ku fi ñëw def nga ko sa priorité waaye ba tey dañuy gis ni dafay des à chaque fois day nekkaat problème muy société yi gis yi ñu fi indi yooyu yëpp dañ jéem a xool daal gëmuma ne def nañ ko priorité gëwuma loolu buñ ko defoon priorité kenn waxatu ci wax ja leer na gëwuma loolu dañ koy politiquer am na politique loolu may wax waxu 10 après daal ayca dañuy jeexal waxu DER bi très intéressant parce que alalu réew mi moom wax dëgg yàlla buñ la ko dénkee séddale ba daa war a leer donc ñu ngi ciy nuyu ñooñu nga xam ne yëpp ñu ngi ci réew mi ngir ndaw ñi moo xam ANPEJ ak waa Prodac di leen Anamo di leen nuyu ci suba si bu baax a baax ayca on va marquer beneen pause musicale le temps de revenir ci répondeur bu King FM naka noonu dinañ jokkoo léegi ak ki nga xam ne moom moo di Massaer ci xibaaru dem beeg dëkk bi bu ko weesoo revue de presse baa ngi ñëw ak Serigne Saliou Seck ñi nga xam ne nag suñu borom a leen ko teg rek de du loo xamante ni seen coobare la bu ñu xëyee dañuy bëgg a liggéey waaye duñ ko gis moo waral ci taatu garab yeeg buntu kër yi ñu toog naan caayin waaye tamit des fois jóg di ci nekk day baax bañ a xaar dara léegi dama leen di bëgg a may ce titre de Omar Pène chômeur ñu bànneexu ci tuuti et puis on se retrouve juste après pour la suite à tout à l'heure ayca ñu ñëw ak léegi ak yéen ci li nga xam ne moo di xibaaru dem bi ak dikk bi Mu amoon mu baax si samay sox
ayca Baye Pène Omar Pène ci la première radio digitale bu Sénégal Omar Pène nag dañuy nangu ay concert am ak ay spectacle am incha allah dinañu jéem a xool ci lu mu nekk Baye Pène moom it bëgg nañ ko dalal ci kër gi waxtaan ak moom ndax dinañu dalal très prochainement Thione Ballago Seck mi nga xam ne démb rek jokkoon nañu ak moom ci waxtaan wu yaatu wu ñu bëgg a amal ak moom fii ci 9-11 ngir ses projets ak waxtaan ak moom ci li nga xam ne ci la nekk dañuy doxantu léegi Dior Mbodj xooli ji li nga xam ne moo nekk ci tali bi ak Massaer bu ñu xëyee moo ñu koy jox Massaer na nga def. waaw maa ngi lay fay maa ngi sant bu baax Alaaji Kal. ñi ngi lay nuyu naka suba si. waaw ñoo ngi lay fay bu baax mbaa yaa ngi ci jàmm. nu tali bi demee. waa tali bi de moom xaw na tane fii xaw a taxaw rek. ayca kon ñu xool ñu def le point. ayca voilà merci beaucoup Kal jàppale ñu ñoo ngi ci jógee nañu banlieue sànq jaar nañu vers croisement bi dem wutali pharmacie Tulku donc bi ñu jaaree pharmacie def nañu alpar wutali Nations Unies wutali Cambérène boo ñëwee ba Cambérène nag également war ñi nga xam ne ñoo bëgg a fi VDN 3 bi fële génn Cambérène de xaw na xat ba jéggi dayo raa ba xat na trop mais boo ko dépassé aussi c'est dégagé quoi vers Foire boo passé Foire aussi jëm ci rond point bi nga xam ne mooy Sénégal sa pont foofu c'est un peu difficile parce que xam nga ci kaw dañ ko barré oto yi dañuy obligé jaar ci bëreetal bi ci suuf pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem liberté station foofu xaw na compliqué mais boo yéegee ci pont bi aussi jëm vers Sacré-Cœur dégagé bi jeekal kon nañu am yoonu ñuy moytu. voilà foofu moom bëreetal bi jaar na moytu moom bëreetal bi moom xat na ba jéggi daay ndox ci kaw dañ ko baare waaw VDN bi ñuy defar moo tax mu xaw a bloqué quoi mais bu dee da ngay continuer amul benn jafe-jafe mais boo xam ne da ngay wàcce moom foofu am na ay difficultés yu fa nekk. jaajëf merci beaucoup Massaer jaajëf ñu ngi lay gërëm dinañ amaat beneen point bu mujj boo xam ne dinañu dimbali ngir ñu mën a xam fan la ñuy jaar ci Ndakaaru alors dañuy enchaîner ak yéen sans plus tarder il nous reste à peu près quelques minutes à passer ensemble le temps ñuy ñëw ak revue de presse bi Serigne Saliou Seck lañ ciy àndal dañuy doxantu xool li ci répondeur bu King FM Adjaratou Dior dañuy xool peut-être tey xam naa dañuy dem boori Mbaaw c'est ça xool yi li nga xam ni moom moo fa jóge Bayaax voilà fa la ñuy dem dañuy déglu suñu répondeur bu bés bi bu ko defee nag ñu dellu ci ak ay commentaire lii kaaw prostitution la maanaam ñi nga xam dañuy jaay seen bopp mi ngi amee fii suñu koñ Bayax père bi nag dafa dem ba dafa ñoo ëpp doole te metti nañu trop ñun jeunes yi jëm nañ ci lu ne dem nañ fu nekk pour éradiquer ko mais mënuñu si dara parce que suñu waxee ñu ne état permettre na leen ko da ko waxal mu yor kartam booy xool suñu koñ affaire bi dafa dem ba ñi nga xam ne ñooy prostitué ak ñu dul prostitué mënoo leen xàmmee seen kër yi tellement nit ñi nag ñoo leen ko permettre koo waxal mu ne mbedd buur la kenn moomu ko fii da ngay dox digg bëccëg ndaakaam nga gis ñaar ñoo xam ne dañuy def naka su dul noonu te sañoo leen a wax dara xam nga ne loolu tamit neexul si xol te ñun dañoo yor suñuy njaboot te xam ngeen xale dafa gaaw ci copie te li tax yombu fee jóge mooy baar yi dañ fee bëri te liñ naan ay du yem ci bopp borom ku mandee sa baax ba dañuy ñëw suñ buntu kër yi di ñu déranger lu lañu dugg ca mënuñu ci dara nag lu dul wax nañ jéem nañoo jëf lu nekk mënuñ ci dara ñun nag nekkul ne prostitution la ñuy combattre parce que comme fi dañ ko fekk dañ ko defi jee feneen fu dul ci biir koñ yi suñ koñ bi quartier Escale te doon ñu dem ba mu di fekk tuddee ko koñ koo waxal mu ne la koñ à la fin ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Bayax ñi nga xam ne foo génn ne Bayax laa dëkk sax ñu ne la dañ lay xoolee beneen bët ndax dañ naan ay Bayax de mooy quartier te xam nga ne loolu tamit neexul ci xol ko ci koñ boo xam ne ay kilifa ñoo ko dëkk di fa yeewoo di fa jaamu yàlla loolu neexul affaire bi nekkul ne ay mbaar la comme mbaar yu yem nii mais néegu ñax yu correct la ay néegu ñax yu baax dañu fay def seen i matlaaw ak seen lépp néeg yu baax lañu fay def fa seen bagage yëpp fii la si poulailler bi espace la boo xam ne kenn moomu ko dañ fa doon tuur mbalit rek léegi ñoom fa la ñuy def seen néeg à tout moment néeg yu bari la nag affaire yi bari na trop chef de quartier bi tamit yëg na ko autorité yi gendarmerie bi nekk Kayar aussi yëg na ko ayca nañ ci jóg chef de quartier ba yëg na ko autorités yi tamit yëg nañ ko benn bayal la boo xam ne ma nga Bayaax ji ñu fay def naka sodul noonu wax ji nag dañ koy xaw a jéem a wax rek dañuy jaay seen bopp mi ngi noonu mu nekk lu waaw doy ci waar façon boo xam ne légalul amuñu këyit kooku nag buñ ko gisee ci quartier déjà santé bi dafay nekk en jeu dañ koo war a dénoncer parce que tamit wóorul baaxul xale yu ndaw dalay leen ni ay gone yu tuuti la ñuy doon du dooguñu sax ci xotti leen commencé jéem a dugg loolu te buñ ko fa tàmbalee mën na dem ba lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jóge dañuy influencer yeneen xale yi nga xam ne xañ na peut-être le gain facile la ñu bëgg dañuy daal di ñoom tamit bëgg a sóobu ci mbir mi wax na ko tamit cause bi mooy bar clandestin yi nañu ko wax dafa bëri ci koñ yi dafa bëri ci koñ boo dugg am na fa koñ boo dugg am na fa mu mel ni autorités yi xanaa gisuñu loolu wala dañ ci sëgg des fois ñu amal opération mais koo ci jàpp moon la ay këyitam maa ngi ciy woo waa ji nekk Jamra Mame Matar comme moom day défendre mais Kalz koo jàpp moon la ay këyitam baar yi koo jàpp moon la këyitam autorisation bu koy permettre mu tijji baar am na loo xam ngir mën a jaay mais loolu tamit
doy na waar nañ ko wax tamit il faut préciser ne kii jaay bi tamit bañuñu ko c'est-à-dire que fi ñu war a implanter war a teg baar yi la ñu war a xool ak ban façon lañ koy defee ban façon waaw yoon moom moo lay autoriser nga am licence boo xam ne di nga mën a jaay alcool ñoom Jean Paul ak Pierre dañ koy soxla de temps en temps donc am nañ ci droit aussi waaye mais dafa bari ci koñ da ngay dugg benn koñ fekk fa 3 wala 2 wala 4 loolu tamit jaaduwul day influencer xale yi bu xaaju guddee da nga leen di seen ci kaw tali bi man fee ma dëkk da ngay togg ba guddi dégg ñuy yooxu di saaga affaire ak xale yi loolu tamit wóoru dafa âge bu nekk mi ngi noonu loolu tamit jekkul jaaduwul ñooñu tëddee def loolu bu ko autorité yi yégee nañ def descente sur les lieux jàpp leen ñoom ñëpp ku ci amul këyit ñu jàpp la parce que tamit du yoon ki ko war a def dafa war a dem hôpital saytu yaramam wuy këyit bu koy permettre ni lii moom métier la da koy def te ñooñu dañuy dem 3 mois yu ne hôpital wutal nañ leen ruq soo xam ni fa la ñuy jaar kenn du leen gis ñu consulter buñ paree génnaat ndànk kenn du leen xamal dara yor seen carte ñooñu légal nañu dañuy protéger wu mais yow mi nga xam ne clandestin nga yoroo benn matuwaay di ci jéem a dugg ndax xaalis ànd ak say feebar wàllu ko doomu aadama yi sida bi di gën a di law ci dëkk bi nañu couper le mal par la racine wax nga dëgg lu ñu war a moytu la musiba la non seulement ci éducation wu xale yi baaxu ci ñu ciy teg ay bët waaye tamit quartier bu mel ni Bayax xëy na baax bon dégg ko sax day xaw a bizarre tuuti ñoom déploré nañ ko soxna si ci répondeur bu King FM la ko bàyyi ñu nit dinañ ci xëy na artuwaat autorités yi bu dee mën nañ cee jóg buñ ko bëggee def mën nañ koo def kenn terewu leen ko waaye nañ ko teg ci yoon rek am ko teg ci yoon wut seeni këyit bañ koo def foo xam ni c'est public wala ñu wut seeni këyit d'abord waaw ku nekk ak li nga taamu liggéey wut seen këyit faju liggéey boobu la ñu tàmm mi ngi noonu liggéey boobu la ñu tàmm mais clandestin ñoom légaluñu actuellement Kalzu lu leen ci dal tamit dañ koy wàllaat keneen affaire bi di gën di law ci dëkk bi tànn nañ seen liggéey doy na waar jërëjëf Adjaratou Dior Mbodj ñu wéyal ba tey li ci des xam naa dans quelques minutes ñu ñëw ànd ak yéen ci revue de presse bi nga xam ne moo yëkkati jotaay bi nag parce que il est presque de 11h ñeenti simili Dior dafa doy waar ay waxtaani Dior rek dafa neex xam nga Dior waalo la waaw Dior Mbodj xam nga yenn saa yi xel mi anamu ñu ne mi ngi nii Adjaratou Dior Mbodj waaw da lay yóbbu foo xam ne waaw mooy loolu waaw réew mi ko bëgg waaw te xam nga dafa am jikkoy ñaareel waaw mbaadu waaw yaa ngi laal ñaareel xam na li may wax xam na bu baax la may wax isa kon baax na kon ñu teewlu li ci yéene kaay ay ñu dem te dellu si politique ñi ko xam dëgg dañ ne bul ni mukk ci lenn wala ci kenn koo xam ni yéen a bokk làng gi la tax ñu wax ko te itam te tax ma gëm ko moo di ne ndekete suux bi nga tere nit ci sa ndapp ëllëg moom ngay soxla ci nagam mu war laa suur say militant ba foo ko dégg daw jëli ko taxit ñi xarañ lool ci wàllum politique di tere ñu cay wax mukk ndax baat la boo xam ne amu ca yoon moo jàpp Khalifa Babacar Sall ci li nu wax président Macky Sall ni woon dina ko gracier l'observateur xëy def ci gëstu ubbil yéenekaay bi journalu Futurs Médias ne président Macky Sall kay dafa war a xam ne déegub janj du ko teree gópp ndax nag li nu gis digganteem ak ki fi nekkoon meerum Dakar di Khalifa Babacar Sall sorewul ak jongante wala xëccoo ndam loo xam ne ku nekk ci ñoom ñaar yaa ngi koy xaara jot ca cëppaandaw ga li tax nag sama naataango yi jàpp lu ni mel moo di ne président Macky Sall moo ni woon bés bu Khalifa Babacar Sall jeexalee ak wàllum yoon dina ko may grâce présidentielle waaye nag leneen lu ci journalu Futurs Médias bi gis moo di président Macky Sall day xaar Khalifa Babacar Sall sàkku ci moom grâce présidentielle te nag yéenekaay bi nee na bu sukkandikoo ci Khalifa Babacar Sall ba ci ñi koy jàppal tànk dunu masa ñaan grâce présidentielle kii di président Macky Sall ndax nag ñoom ñëpp maase na ni loolu da koy woyofalal mbir yi moom président Macky Sall dafa mel ni bëri na ay mbir yu woyoful ci moom La Tribune moo nu ko xamal journalu des médias bi ne président Macky Sall kay jamono ji boppam dafa tëju te nag bokk na ci li ko waral njàmbat ak coow yu bëri yi askan wi nekke ko mu bokk ci nag njëg yu ni yokk bés bu yàlla sàkk fiscalité yi jaaykat yi nga xam ne fu nu lal ñu ni leen lalli leen ba ci déguerpissement yi lii lépp yéene kaay des médias bi nee na bu nu ko boolee moo ub ràpp bopp njiitu réew mi quotidien li boppam di tëju yëpp président Macky Sall moo nga woon ca Nations Unies ngir wane fa yëf jaay fa Afrique ba cim réewam di Sénégal naam ne loolee yombul woon benn yoon ci moom Le Soleil ne lu ci mën di am daal président Macky Sall waxtaane na fa lëkkaloo ngir réew yi nekk ci déndu Afrique waaye tamit xeex fi terrorisme Vox Populi ne tëgg tamaak wokkatu mënunoo ànd te nag loolu moo waral ba VAR jàpp président Macky Sall ndax nag bëri na ay mbir yum fi dige yoo xam ne ba fii France dalli xëddeen professeur Moussa Diaw ci biir yéenekaay bi ne boo nekkee njiit bés bu yàlla sàkk ngay dige te la ngay dige doo ca def dara dina dem ba saw askan loo leen waxateetu dootunu ko gëm ci ñépp gëm kay moo di Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul taxit biir réew mekk biti réew maase di waxtaane ubbitek jumaa yi Masaalikul Jinaan 24 heures ne jumaa joojee kay jëwrin ja El Hadji Mbakiyu Fay la tudd tax yéenekaay bi xëy def ci moom gëstu bu yaatu ba ci na mu jege woon njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall laas ne ubbitek jumaa yi
Masalikul Jinaan jooje moo tax police génne na junni ak juróom-benn téeméeri élément yu nar a soli tenue ak yuy civilu lépp nag ngir kaaraange am ca bés ba ku fa ziar andi ñu aar la ku fa raas dem andi itam ñu teg la ci yoonu kër Serigne Touba ga nekk ca Colobane Vox Populi nee na murid yeeg taalibe yi soppi nan ko barabu ziar yéenekaay bi ne sabab li moo di buuxante ak xëccoo guddeek bëccëg suba ngoon lan fa nemmeeku lépp nag ngir fekki fa ku tedd ki di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké l'observateur ne lii daal li muy wane moo di coono bi Serigne Touba jànkonteeloon ci diwaanu Ndakaaru tey yàlla sunu borom moo ko fay ba ci nag yëkkati ba ca kaw jumaa yu Masalikul Jinaan ba fu waay toll di ko seen Le Soleil ne ngir bañ a xajamal ndam loolee Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul am ba ci ubbi tek jumaa yu Masalikul Jinaan moo tax police nara lëkkaloog gendarmerie teg ci Ndakaarook li ko wër kaaraange ba jalgati du fi am jalgati ak musiba amatina ci kaw tali bi ba juróom-ñetti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan ñett jële ci ay gaañu-gaañi accident bu metti la bu xewee ca yoonu Louga ca dëkk bii di Lompul Las Palmas gox la bu nekk ca Géejawaay la fa teree nelaw askan wa fa yeewoo ca la Vox Populi xëy di wax ci biir yéenekaay bi Njaay ne li mu dégg dragon la te fi ak génnewun fa leneen na àdduna wërngal këpp jàpp ne dragon moo nekk ca Las Palmas ga nekk ca Géejawaay